Aïssatou Paye Fall bokk na ci beneen sénégalais boo xamee ni moo faatu ca dëkk bu ñu naan Madrid ca Espagne. kooku nag mu ngi wuyoo turu Baye moom nag mu ngi fekk baax dëkk bu ñu naan Pire démb daal la ñu yëg faatoom foofee ca Madrid. waaw Baye Cheikh comme ni nga ko waxee Mame Mbaye ñàkk na bakkanam waaw Mame Mbaye ñàkk na bakkanam foofule ca Espagne. ci kaw bi nga xamante ne dafa amoon benn patrouille de police espagnole bu ñëwoon doon di def patrouille léegi comme moom dafa nekk vendeur à la sauvette maanaam day jaay ci mbedd mi bi ñu gisee policiers yi ndeysaan xam naa nag mu tiit si ni mu tiitee noonu si la daanu. ñenn ñi ngi naan arrêt du cœur la. mais daal ñàkk na si bakkanam am ay sénégalais yoo xamante ne jot nañ leen jàpp si lu ñu jot a xam dafa mel ne ay sans papier la ñu woon. ñu koy jaal ay mbokkam yi foofule ca Pire te dina rek sénégalais yi ñu jéem a góorgóorlu ci yenn yi daal pour tey gën a fagaru surtout tey gën a fagaru donc ñu ngi masawu sénégalais yi nekk Espagne nga ni jot nañu amal ab marche non. waaw tey la ñu wax à 10 heures tey lañ ko war a am ci 10 heures. parce que c'est pas la première fois sénégalais yi di faatu ci yu mel nii parce que xam nañ ni la plupart ñi doog a ñëw ay marchands ambulants la ñuy doon. donc bëri na jafe-jafe yu ñuy am lii. daanaka chaque at mu am lu mel nii te nee na autorités yi laataa ñu siy wax dafa yéex donc moo tax nag ñoom sénégalais yi ñu décider tey def benn marche ndax nee na xëy na bu ñu ko defee ndax autorité yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Madrid ndax ñu dégg leen ñu am ay réaction en tout cas ñu ngi leen di xalaat sénégalais boobu la nga xamee ni moo faatu foofu ca Espagne nag dafa bëri ay sénégalais te ay jàmbaar la ñu démb rek maa ngi yeewoo ci benn foyer bu nekk Paris jot ngeen ko seetaan gis ngeen di sénégalais di daj bu ñu nekkee àll ku leen dimbaliwul daal xaw ma na doo xam sax lan ngay wax. ku leen juróon yërëm leen li xaar woyoon bàyyi ay waxu xaar donc ñu ngi koy jaal ay mbokkam di masawu nawle sénégalais yi mu bokkaloon dëkk boobule di Espagne. merci en tout cas Aïssatou Paye Fall pour ces infos bu ca kanamee tuuti di nga ñu indil itam yeneen leeral jëm ci bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel nelaw nag dafa am solo. tubaab tuddee ko journée mondiale du sommeil qui ne dort pas devient fou. voilà des fois on ne dort pas on devient fou. nelaw nag dafa baax à un point boo xamante ni bu ci kenn farluwul rek mën na jur ay gàllankoor yoo xamante ni nit yi yàgg nañ ko dégg ci borom xam-xam yi mais nelaw ak ay bienfaits wam jarul sax seeti docteur ku xam nelaw xam ni dafa baax je pense qu'on peut en parler tout de suite parce que bis bi tey la ñu ko jagleel. faut dormir. Baye Cheikh xoolal rek boo teglee ñaari fan. nga am ay 3 heures de sommeil da ngay xool ni ngay mel muy si bopp bi tu n'arrives pas à te concentrer te da ngay irritable maanaam da ngay gaaw a mer donc loolu moo lay won rek si lu ndaw nu sommeil amee importance donc nag tey si journée mondiale du sommeil lan lañu ban thème lañ ko jagle mooy maanaam coup de barre mooy maanaam boo jékki-jékki rek soit nga añ ba pare rek nga nege wala ñàkk nelaw nga jékki-jékki nga sonn loolu nekk sa bërëbu liggéeyukaay te mënoo nelaw ñu lay wax nag ne il faut nga am sommeil réparateur bu doon sax 5 minutes la wala 20 minutes nga tëdd nga fox ba tuuti baax na si ngir nga mën a nekkaat nga mën a concentré wu waat da ngay gis koo xamante ne day anxieux maanaam day mel na ku tiit loolu yëpp ñàkk nelaw dina ko indi ñuy wax tamit suñu mbokk yi nga xamante ne dañu bëgg café loolu ci journée bi li ñuy naan ci café ñu wàññi ko bu dee bëgg nañu nelaw bu doy ak tamit sucre bi ñuy jël lu bëri même bu dee da nga gëmmentu nga jël tuuti sucre pour nekkaat en forme na la leer ne après système digestif bi day am problème pour mun assimiler sucre bi bu dee sucre bi dafa bëri donc te loolu itam day tere tamit nit ñi nelaw foog nit ñi bàyyi ci xel donc daal lu ñuy wax pour am sommeil réparateur mooy ne loo sonn même bu dee bureau bi utal fenn foo tëdd lu mat 5 wala 20 parce qu'on a vu dans les pays modernes dans beaucoup de pays léegi dañuy defar ay ruq yoo xamante ni pour sieste la parce que nelaw dafa am solo torop si ñun rédaction dañ jël benn am
am benn mergado bu ñuy lal. bu ñu sonnee tuuti da ngay gis kenn koo xamante ne day dugg ci ronko bi nelaw tuuti jógaat mu nekk lu am solo loo xamante ne même ci liggéeyukaay yi defe naa war nañ ko fa def ndaxte tamit nit mënul fonctionner 24 heures sur 24. mergado bi àll leen ko kii. waaw moom laa koy non mais tu as raison man xam naa li ci ñàkk nelaw. feebar yi mu la mën a jox ñu bëri. waaw da ngay dox ñu jàppee la nit fekk yow dof nga ndax ñàkk nelaw da ngay kibbite dem na bu yàgg dëgg la di tingoomu ci kaw nit ñi di leen indil ay problème doo concentré wu da ngay gaaw a fàtte et même sa ay réflexe moo tax même pour ñuy dawal tamit foog ñuy nelaw parce que réflexe yi dootoo nekkateeg say réflexe xam nga mun nga war a freiner fenn li nga war a def day yéex xam nga donc faaw nit ñi di nelaw au moins 8 heures de sommeil par jour te téléphone beeg internet beeg ñu jéem ko wàññi tuuti parce que tamit am na ay conséquences suñ si yàggee trop ci suñu effet parce que des fois on a l'impression que bu ñu tëddee yore suñu ay téléphone portable wala seetaan téléviseur écran yi daf ñu gëmmantuloo en réalité selon les spécialistes loolu peut-être xel moo koy xalaat mais écran du tax nit nelaw bu normal lumière boo exposé sa bopp si lumière bu métti bi day am lu muy def si sa cerveau léegi yow comme ni nga ko waxee da ngay mel ne ku gëmmantu fekk gëmmantuwoo parce que da ngay xool boo tegee sa portable wala sa ordinateur tu as du mal en fait à trouver le sommeil wala même boo nelawee 1 heure de temps ngay nelaw après nga yeewuwaat et loolu conséquence et sa bëti ni muy waxee noonu à force de regarder écran yi tu as l'impression que moo lay gëmmantuloo alors que gëmmantuloo c'est autre chose donc daal nañu wàññi tuuti exposition à la lumière bi jéem a teel a tëdd am heure de sommeil yoo xamante ne dañ koy respecté ñi bëgg café ñu wàññi ko ak tux bi sucre bi li nga siy lekk tamit si journée bi nga wàññi ko et puis on essaie de dormir pour boo yeewoo nekk en forme am concentration bu doy au travail. merci am naa si ñaar rek juste mooy café bi parfois man balaa may tëdd foog ma naan café moom mais doo nelaw café guddi moom baaxul non may départ damay dem su ma naanee café bi nii su ma tëddee damay dem beneen bi ngay wax moo may arrivé parfois nii man nga ne si téléphone bi nii wala ordinateur bi je sais pas ba benn moment su ma tëddee 1h30 par A ou par B dama yeewu te su ma yeewoo du ma nelawaat waaw loolu moom xaw ma lu koy difficulté pour retrouver waat sa sommeil beneen bi mooy est-ce que nelaw dafa war a am heure guddi bi nga ne 22h lay tëdd waaw normalement ñun ñi tey mun nga ne tey boo reeree nga teel a reer 20h30 21h nga bàyyi 21h30 le temps ngay digérer nga tëdd nelaw te digestion tamit am na solo parce que boo lekkee lu diis digérer woon na la leer na da ngay bërti ci lal bi. da ngay bërti xaaju guddi boobu yàlla incha allah musal bërti vraiment baaxul en tout cas nit bi doomu aadama am na cycle boo xam ne daf ko war a respecté ci wàllu nelaw peut-être duñ ci sori ndax suñu xam-xam sori wu ci mais on fera le maximum peut-être dans cette semaine essayer de waxtaan ak borom xam-xam pour xale pour mag pour tout le monde pour les enfants c'est important xale yi nañuy teel a tëdd parce que dañuy teel a yeewu pour jàngi école xale yi léegi dañu sopp dañ kumpa dañuy bëgg di nekk ci tablette yi bëgg di toog ci côté papa côté maman fàtte sieste ba pare fàtte teel a tëdd donc loolu tamit ñun parents yi il faut ñu ci li parce que dañuy am paresse di leen yóbbu au lit mais il faut tamit xale yi bu ñu jàngi jee parce que énergie bi ñuy fournir école bu ñu wàccee ñu sieste ba pare di teel a tëdd parce que loolu dafay répercuter ci seen màggaay ak ci seen intelligence voilà en tout cas alxuraan moom nee na guddi moom pour dallu la libaasan wa ja'alna an-nahaara ma'aashan nee na guddi pour dallu la noppalu nelaw bëccëg ndëg dang-dang yi rek kër waaw kay voilà bu nelaw jotee nga dem nelaw donc merci pour ces conseils jëm ci bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel lépp loo xamante ni jëm na ci li tubaab tuddee sommeil muy nelaw suba la ñuy jeexal marché des arts africains marché des arts du spectacle africain ñu tuddee ko Massa muy am depuis déjà quelques jours ca Côte d'Ivoire ca Abidjan waaw ni nga ko waxee noonu la Baye Cheikh Massa nag defe naa ne ren lay fêté noces d'argent maanaam am na 25 ans su ma juumu léegi bi nga xamante ne créé nañu ko comme ni nga ko waxee avant ñu ngi ko tuddee woon marché des arts et des spectacles du spectacle africain léegi nag ñu ngi ko tuddee marché des arts du spectacle d'Abidjan lu ko waral mooy ne avant dañu bëggoon mu nekk benn événement boo xamante ne day tourner maanaam tey bu amee fii ci Togo
gannaaw suba mu am Congo gannaaw waati suba mu am beneen dëkk loolu waroon ñu tuddee woon ko spectacle africain léegi nag ñu defee ko woon Abidjan ndax benn moment bu ñu ko bëggee woon def Congo ñu gis ne Congo nekkul dëkk bu stable noonu ñu def ko Abidjan finalement Abidjan téye mbir mi comme si da nga doon wax rek nga am nga festival de Cannes wala feneen si benn endroit précis lay amee donc ren dañu lu toll si 677 groupes ñoom ñoo postulé woon finalement ñu téye si defe naa lu toll si 64 groupes ci wàllum pecc ci wàllum conte ci wàllum théâtre ci wàllum humour ci wàllum slam si wàllum art des rues si wàllum musique donc musique 20 groupes la woon 8 ci wàllum danse 8 ci wàllum théâtre 8 ci wàllum conte 10 ci wàllum comédie maanaam ay humour 8 ci wàllum art de la rue ak ñett ci wàllum slam ci Sénégal nag Ali Beta nga fa woon Carlou D ñoom ñëpp ña nga fa woon naroon fa amal ay xew-xew Ndiaye sax waroon na dem mais finalement xaw ma ndax mujj na dem waa wala déet parce que chaque année je pense depuis que ñu créé ko il y a beaucoup d'artistes sénégalais yoo xam ne dañ ciy bokk. je rencontre souvent ay artistes sénégalais yu may wax ni dama demoon participer Massa voilà si Massa bi en fait dafa nekk événement boo xamante ne bu mag la du rek africain yi mais di nga si gis ay chinois ay français donc maanaam daal benn événement la boo xamante ne rencontre culturelle yu échange yu am solo moo fay am ci wàllum yi ma lim léegi muy musique muy danse muy théâtre muy leneen lu mu munti doon donc suba normalement la war a jeex mais daal si lu ñu si jot a wax daal lu toll si 108 spectacle ndax nañ ko am ci wàllu art bu nekk suba mu nar a jeex bilan bi ñu jot a am nag mooy ne pour le moment tout se passe bien Baye Cheikh. voilà donc ñoom dañuy dox ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu conte danse humour musique théâtre bu Afrique 1993 il paraît la ñu ko nasoon ba 2018 25 ans donc day nekk noce d'argent moom la ñuy fêter ren bi nekk seen 10e édition et puis voilà bonne fin de spectacle comme on dit. voilà. Merci Aïssatou Paye Fall pour ces infos culture et puis xam naa ni bu dee agenda ngay joxe programme bi nga xamante ni ñun ñëpp ñu ngi koy préparé bokk na ci guddi bu Ndiogu Afia ca Grand Théâtre ñu koy amal le 24 mars samedi prochain samedi suba bi ci topp ca Grand Théâtre samedi bi waaw samedi suba bi ci topp ci la ñu koy amal ca Grand Théâtre donc lii moom xanaa moom rek ngay bind tey ci agenda bi waaw tey loolu la ñuy wax comme tey bésu lan la bésu diine ji bésu cant yi ñu jàpp bésu Ndiogu Afia donc Ndiogu Afia ngoogu ak programme beeg moom ak groupe bi di groupe Ndigal thème bi nag ñu ngi ko tuddee respect envers nos guides religieux bàyyi xel ci borom deux roues yi moom Ndiogu Afia kon woote fi nga xamee ni mooy Grand Théâtre samedi bi ci topp bii ci guddi rek moom la El Hadj Mbaye Gar mi invité woon ci na biir mu waxtaan ak moom et puis téléspectateurs yi rafetlu ko ñu fàttaliwaat leen ni programme la boo xamante ne ñëpp a ngi koy préparé. ñu yëgal ñu itam léegi nii génnuk àdduna Lobat Fall moom nekkoon koo xamante ni il a beaucoup fait pour le pays c'est lui transporteur la woon bu mag boo demee pompier par exemple miin nañu ko nekkoon na fi député léegi lañ ñu wax ni Cheikh Mouhamadul Haali jëlee ci Cheikhu Tidiane kon daanaka xam nga li ci kii bëriwul waaw booleeg loolu yëpp nag mu bokk ci ñi nga xamante ne tamit dañu daan wax lu rafet ci Sidi Hadj Malick di wax ni moom parce que moo ko magoon daanaka mët na ko bàyyi mu ne su dellu si woon nekk xale day topp Sidi Hadj Malick kon da daan wax ci moom lu rafet donc kooku kon xam nga da ngay xam ni doomam ala kulli haal dafay juddu ci jaamu yàlla màgg ci kon soxna Fatou Wade ci environnement boobu la juddoo ba pare di jaamu yàlla ndax li lay wax ni dafa mënoon jaamu yàlla oustaz mooy ni nga juddu ci famille boo xamante ne sa waajur wu góor nekk daanaka nuñ koy waxee wàllu yàlla ba pare moom soxna si mu wattu alxuraan ba pare daan na def par jour lu toll si 20 000 salaatul fatiha soxna di def 20 000 salaatul fatiha par jour te loolu bu mu koy doon def gënoon na nekk tout tànk
mais bi mu demee ba nekk mag Serigne Abbas muy doomam daf ko digal ne ko na ko wàññi donc ci wàññi bi mu koy def ba 14000 te 20000 salaatul fatiha boobu mu doon def oustaz 20000 yi bokkul ak julli juróom yi muy def. bokkul ak ay yi nga xam ne moo ko war ci biir tarixa bi laazim yeeg wasifa yi donc loolu yëpp la ko doon booleel kon moo lay wan ni comme li ñu doon wax ni que moom daanul woon nelaw guddi parce que même ñu ko yar nee nañ jafewaan na ñu gis soxna Fatou Wade mu tëdd di nelaw même foo ko gis nee nañ mu ngi yore kurusam ñu ne demoon na ba baaraam bi muy wérdee sax dafa demoon ba xaw a lemu tellement que dafa tàmmoon wérd mu 20000 yi Serigne Abbas jox ko ndigal mu wàññi ko 14000 ba pare si 14000 salaatul fatiha yooyu mu doon def yëpp mu ñaanoon ndigal Serigne Abbas ne ko est-ce que mun naa di def par jour 100 rakka par jour maanaam ci ay naafila mais sox Serigne Abbas cofeel bu mu amoon si waajuram ak yërëm bu mu ko yërëmoon moo waraloon joxu ko si woon ndigal pour mu def 100 dem nañ ba soxna Fatou Wade maam Abdou Aziz Sy Dabakh bu muy seede si moom da ko daan tëkkaleeg Rabiatul Adawiya ndax tellement que waaw voilà dafa mënoon jaamu yàlla ba nga xamante ne nit ñi seede ci moom déggal borom këram nekk koo xamante ne jàmbaar la woon ndax tey mun nañ ni lu nekk ci Serigne Abbas ci mbaax moo ko ci def ndax Serigne Abbas dafa teel a ñàkk way juróom bu góor bi muy ñàkk way juróom bu góor mu ngi amoon 14 ans xam nga kon daanaka mën nañ ni éducation bi nga xamante ne moo ci am yëpp mën nañ ni moom way juróom bu jigéen moo ko ci def peut-être ak ay frères am mais yaayam daf ci jouer rôle boo nga xamante ne dafa am solo te fonk way jur li lay wan ne dafa am solo su rawatina ci sangu yu mel nii ndax Serigne Abbas nee na bi muy nekk mag dem na ba Pape Cheikh nee na su ngëbee cere dina xam ndax mooñ bi jaar na yoon wala mooñ bi jaaru yoon ndax lan ndax nee na tellement que dafa doon jàppale way juróom wu jigéen ci waañ beeg yooyu yëpp pour wan la rek ne la que ñii ay borom baax la ñu woon valeur yooyu yëpp ay waajuram def ko ci moom mu nekkoon soxna su baax soo xamante ne bi mu génnee àdduna Serigne Abbas def na ñaari marché ci moom yoo xamante ne dafay ñëwaat ci jikkoom ñëwaat ci lépp bu ci nekk am na 92 vers yoo xamante ne day ñëw si soxna si ni nga xamante ne moom la meloon ci ay jaamu yàlla wax ci moom ne keroog bi nga xamante ne dafa génn àdduna nee na ay mbokkam ak waa këram yi nee nañ kontaan sax daanaka la ñu gënoon def que am naqar ndax tellement que dañu rafetoon njort ci soxna si sellaayam ñëwaat si ay jukkoom yu rafet yoo xamante ne suñu koy wax yaakaar naa ne fii la ñuy fanaan mais mu nekk koo xamante ne ku mënoon muñ la ndax dañuy nettali ñu ne góoru sàlleen dañuy faral di tàng ñu ne Serigne Mayoro Sall moo nekkoon borom këram mooy wayjuru Serigne Abbas dafa mës a toog mu am lu ko soxna si waroon defal léegi mu toog xaar xam naa xaaraay bi xaw a yàgg mu daal di dem du war fasam dem bi mu demee fu mu demoon dafa xaw a sori daanaka mu dem ci beneen kër beneen soxnaam léegi ñu ne soxna si yiwam ak ci sellam ak oyofam dafa gàddu ndab li nga xam ne moom la ko doon defal ñam sëñ bi muy dem dafa war mais moom dafa jël tànkaam dox laajte fi sëriñ bi nekk ñu wax ko kër benn wujjam la ci yaram mu taxaw ci bunt bi yónni benn taalibe na ko na dugg wax sëriñ bi que ne moom mu ngi ci bunt bi sëriñ bi daal di ne na dugg si mu ne ko ñam bi laa la doon indil sëriñ bi nee nañ jour boobu sëriñ Mayoro Sall dafa kontaan boo xamante ne moom itam ci saas yooyu ci la ko ne yow itam di nga jur koo xamante ne sang lay doon te ku ñëpp di dégg lay doon. te kat ñoom soxna yooyu yëpp ñoo bokk ay jikko waaw ay jikko déggal seen borom kër. kuñ ci nettali kuñ la ci nettali jaar-jaaram rek dafay méngoo ak jaar-jaaru keneen ci ñoom. wallaahi xam nga comme li ñuy wax yow Pape Cheikh ñu ne montur yu baax yi yëpp ñooy bokk ay heure parce que ñoom ci loolu lañ leen doon yaree ci saasu ne ci teral ay gan si jaamu yàlla ci yiw ci mën muñ ba nga xamante ne parce que yaakaar naa ne waxuma sax kuy faral di am ay gan rek am na noo xamante ne boo ko sa kalam melee rek daanaka kër gi du bëri ay nit mais foo xamante ne da ngay xam ni fii tout le temps nit yi dañ fiy ñëw nga xam ni yow sa borom kër nitu yàlla la nit ñi dañuy ñëw taalibe te ku ci nekk ak sa ay humeur mais terewul ñoom yëpp ñu boole ko di nga xam te ni di mën a muñ si yooyu xam nga ku ñu dem ba da daan defal sax benn dog Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh ndax Serigne Abbas moo ko ñaanoon ko imagineel yow defaloo sa doom ngay defal Serigne Abdou ndax famille bi xamoon na ni nga xamante ne moom noonu lañ meloon ndax Serigne Mayoro Sall bokkoon na ci muxadamu Sidi Hadj Malick yi newoon ci Ndiande donc pour wax la rek ne la mag ñi comme ni ko Pape Cheikh waxee ñoom ñëpp ñoo bokk ay jukko yu rafet mais booleeg loolu yëpp
yiw te sell te kenn musul dégg ci ñoom ay kàddu yu ñaaw donc yaakaar naa ne tey jii suñu mbokk soxna yi suñuy wut ay référence war nañ ko wut si ñoom jikko yu nekk ci ñoom dafa baax sax si góor waxatuma laa nag ci soxna yi kon am nañ ay référence ñu gën a góorgóorlu roy ci ñi nga xamante ne mooy soxna yu sell yooyu nga xamante ne ñoo ñu jural tey jii suñu sang yi. macha allah jërëjëf Mariane ci loolee nga xam ne gëstu nga ko ñoom nag ñoo meññ wàllu wi. waaw Pape comme ni nga ko waxee ñoom meññ wàllu wi li man li ma si wax rek mooy lay jeex na. lay jeex na parce que sénégalaises yi laay wax. particulièrement jigéen ñi. lépp loo xamante ni wala ñoom ñëpp ñi ngi fi wax ku si nekk am na kër goo jokk. kon ku si nekk mën nga baax ni ngay baaxee mooy ñi ngi fi lim. ak soxna yi mel ni ñoom yëpp nekk ci réew mi nañ xool si ñoom nañ doon doxe nañ doon waxe nañ doon dundee ñu def nii moom dëgg la époque yi bokkul mais jikko du soppeeku lu temps changé jikko moom na mu meloon rek la war di mel ba léegi man nga am ay lu nekk lu bees ay kër yu bees ay 4x4 jamono dox ay smartphone ainsi de suite mais jikko ji warul soppeeku parce que lii leen ko may lii lépp du daara lu dul gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye itam topp seen digalal borom kër tey jii nii wax nga fi Serigne Abbas Sall radiyallahu anhu wax nga Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu Mame Baroum Touba Seydina Limamou Laye ainsi de suite ñoom ñëpp képp kenn si ñoom koo si jël way juram mu jigéen nga xool na mu doon dundee du daara lu dul topp ndigalul borom këram te daawuñ leen digal lu dul li neex yàlla ak li neex yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu waxee ne aljannatu taxta aqdaamil ummahaat ñu defee ne ajjana jële rek la xamuloo li xew teranga àdduna ak bu àllaaxira yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lenn rek moo ko mën a maye ñu ne la mu ne ngay fexe ba sa ndey toujours mu lay féete kaw moo tax alxuraan ne wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma ñoom ñaar ñëpp surtout way jur bu jigéen bul ne uff mère bi ne waaye nga ne yàlla nee na wóo boobu sax mayuma la ko pour nga wax ko sa way jur wala tanharhuma léegi nag gëdd da gis kuy gëdd way juram ba pare bëgg am dara mënta nekk mënoo gëdd sa way jur ba pare bëgg a barkeel mënul nekk nit ñi nag dañu defee ne barkeel mooy am xaalis wala yor ay 4x4 wala yor ay kër xamuñ li xew am na ñoo xamante ni loolu am nañ ko mais dunduñu comme niñ koy waxee parce que ay problème yi kese lañ olof nee na bari la nag barkeel le moom moo ko gën am na ñoo xam ne saa yuñ tëddee nelaw luñ dugg génn si xam nga lu leen koy may topp seen way jur di ko toppatoo di ko xool di ko nemmeeku di ko yër lépp lu ñu am jox nañ ko seen way jur. mais moo tax oustaz xam nga macha allah da ngeen ne am nañu référence. yu bëri yu ñu mën a xool. mais man je pense que ñun référence bi ñu war a njëkk am mooy suñu waajur. muy bu jigéen wala bu góor defe naa macha allah waaye balaa ñuy dem ni wuti feneen. yu njëkk yi mooy ñu gën a jege. muy yaay ak papa boo seetloo suñu yaay yi seen taxawaay ci kër yi macha allah même chose la voilà si ñoom la ñuy roy donc ñoom ñu nekk référence. leneen lu si ñëw dollee si ku rek day gën a baax. voilà Pape gis nga si barke boobu noonu ñuy wax sax tey jii seen barke dafa dem ba topp réew mi yëpp. ndax li ko waral mooy ñoom tey génn nañ àdduna ñu ngi leen di fàttaliku di leen waxtaanee. mais ñoom dañu am gis nga ziyaara yi ma lay wax. xam nga tey suñu waxee ziyaara Mame Astou Diankha ci journée bi dañ ciy def ay wàcce kaamil di ñaanal way dawli soo ñëwee soxna si suñ koy fàttaliku xam nga génnuk àdduna moo waral ziyaara ngi ndax Serigne Abbas bi way juróom génnee àdduna ba ñu toog ay quelques années dafa doon ko xalaat lu bëri mu waxtaan si benn jour ak benn shérif su ma juumulee shérif Tahir la tudd su ma juumulee mu waxtaan seeg moom mu ne ko sama xel dafay dem ci sama way jur wu jigéen lu bëri léegi shérif bi ne ko da ngay bàyyi ba période tam xarit nga dem ziyaare ko Serigne Abbas ni ko shérif bi waxee mu def noonu dem ziyaare ko bi mu ko demee ziyaare mu ne su déwénee incha allah dina defaat même chose bi muy demaat mu ànd ak famille bi dem ziyaare leen ci ziyaar bi naka la demee woon ren dafa demoon ziyaare ji waajuram déwén si muy dem ne bu demee du yem ci waajuram mais dina ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci cimetière ba yóbbaale famille am yéegi ñu dem ba mu nekk événement boo xamante ne dafa bokk ci calendrier religieux yi fii ziyaare ngi dañuy dem ay junni kaamil lañ fay dem di fa wàccee ku ñuy ñaanal soxna Fatou Wade moom moo waraloon ziyaar bi mais dañu dem ba tey ji ziyaar bi dafa ëpp doole ba du ñu ñaanalati ñi nga xamante ne ñoo fa tëdd rek mais képp kuy woy dawlu koo xam ne yaa ngi nekk Sénégal dañ lay ñaanalaale te loolu yëpp ci kan lañ koy amee ci barke soxna yooyu nga xamante ne voilà noonu ku ci nekk suñ lay ziar rek dinañ ci wàcc ay kaamil ñaanal si képp ku dem kon ñii amuñu seen fay pap yàlla nañu leen yàlla fayal juste 2 secondes Firawna bi àdduna yëpp ne moo gën a kàccoor yàlla ne doomu aadama yëpp Firawna moo si gënoon kàccoor te teewul dafa amoon nguur am doole xam nga lu ko mayoon ñu bëri
bëri xamuñ ko. Firawna daaw xam nga lu mu doon añee. ak lu ko reere di ko ndekkee. bu yaayam añee ba desal la doon lekk. te moo koy téyel. yàlla nag loolu la ko fay jox ko li nga xamante ne moom moo nekkoon nguuram. donc amaat beneen soxna su baax muy Asiya. nekkoon soxnaam tey jii nii sauvé tey jii ñu bëri si waa banu Israël. pour wax la rôle lu jigéen parce que si weeru jigéen la ñu nekk. jigéen dafa am waykatu arab dane al ummu madrasatun ida aadataha aadata sha'ban tayyib al araq nee na jigéen école la. école la boo xamante ni boo ko préparé dugal fa sa ay doom rek. bu ëllëgee bu ñu génnee nga bëgg. maanaam jigéen dafa war a xam rôle am si société am xam valeur am xam moom mooy kan. xam itam li nga xamante ni moom la mën a apporter société bi. valeur jigéen mag ñi jàngal nañu ko bu yàgg. tey jii nii kii wax na ne léegi Porokhane sa xel dem si maam Jaariyatullahi radiyallahu ta'ala ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. kon dafa am yoo xamante ni jigéen ñi amatuñu lay mag ñaa ngi fi baax nañu yiw nañu sell nañu jaamu nañ seen borom subhanahu wa taala kon loolu yëpp dafa dara nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel. waa jàngi oustaz xam naa Marianne booy ñëwaat ci man dinaa créer man tamit sama gëm-gëmu bopp. def gëm-gëm ci première dame yi. ak jigéen ji li président Macky Sall wax dégg nañu ko ginnaaw yàlla maree ma dooleel. dëgg la loolu góor gu ne war na ko Sall donc ñoom dañuy jéem rek jigéen boo gis ci réew mi rek yaa ngi jéem pour roy ci soxna yu sell yi nga xamee ni ñoom nga ñu doon wonaleel te defe naa ni pareeguñu parce que réew mi daa bëri ay wàlliw te li ma wax sànq waxaat ko laay waxaat wàlliw wala nit ku baax koo fi gis rek jigéen yu baax yu yiw moo ko mel ci waaw jigéen yu baax yooyu leen meññ nag incha allah comme ni nga ko waxee ci weeru mars bi yëpp incha allah dinañu ñëw ci ñoom ndax li ko waral mooy suuf su baax mooy indi meññant bu rafet wal baladu tayyibu nabaatuhu bi idni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illa nakidan la alquran wax mooy li nga wax léegi macha allah macha allah replay yu gëm-gëm ci youtube bi /TFM wala page officielle facebook bu gëm-gëm ngeen mën di proposer seen ay sujets comme ça chaque semaine Marianne dina ci gëstu bu ko defee waxtaane ko ci télévision Futur Média jërëjëf Marianne Siva ma may leen ngeen barkeelu ci benn photo boo xamee ni 1947 la woon ci diggante Serigne Cheikh ak Serigne Maodo Sy Dabakh mu ngi bu doon télé mën nañ ci screen xam naa ne ngeen screenshot ko mooy yi ngeen di def ci seeni téléphone portable mais n'hésitez pas mën ngeen ko photo ci écran bi comme ça ngeen barkeelu c'est une très vieille photo 1947 la woon ñu jot ko ni mën nañ leen ko baaxee ñoom ñaar ñii ñëpp di ay sang jigéen yu baax yiw meññ leen mu ngoog donc 1947 photo boobule ci diggante sunu ñaari sang yooyu le di Serigne Maodo Sy Dabakh ak magam ja Serigne Cheikh nga xam ne démb ba tey Sénégal moo ngi koy fàttaliku.